bismillah. Salaamaaleykum mbokk yëmbal man seen doom seen xarit seen frère maa leen woowoon tey jii di dimanche 5 juin 2022 maa ngi nuyu population Yeumbeul Sud waaye maa ngi nuyu population Sénégal rawatina commune bi ma dëkk muy commune bu Yeumbeul Sud maa ngi nuyu ñi nga xam ni ñooy notable yi nga xam ni teew nañ fi muy imam yi chef de quartier yi ak relais communautaire yi nga xam ni ñi ngi fi ku si mel ni sama jigéen Fama Diop ku ne xam na engagement am si politique maa ngi nuyu bàjjanu gox yi nga xam ni ànd nañ si lii nga xam ni war naa ko yëkkati leeralal ko askan bi parce que damay wax ni nit ki dafa am looy gëm maa ngi nuyu bàjjan ndaak cubb parce que nag fii nag moom képp ku fi toog da nga wane sa bopp ñii nga xam ni toog nañ fii tey man ak ñoom démb la tey soog a ñëw fu ne yóbbu naa leen fu ne ànd naa ko ak ñoom ñu doon ay góor waaye nag dañ ni ku dem ba xamatoo foo jëm da ngay dellu fi nga jógewu ba tax na mbokki Yeumbeul maa ngi leen di woo si li nga xam ni mooy discours bii ma war a def mu doon discours bu pertinent bu am solo ma bëgg population Yeumbeul dégg ma bëgg Sénégal yëpp dégg ma parce que nag li may wax dafa am fu ma koy teg bu ma wootee déclaration bii woote conférence de presse bii c'est parce que am na lu ñu war a jox askan bi ba tax na ñoo ngi nuyu média yi fi toog yëpp site internet yi télévision yi ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm parce que nag dama jàpp ni tey buñ fi teewee ñëpp xam nañ El Hadj engagement wam ci politique laaj na aussi tamit dafay laaj parfois ñu taxaw ab seetlu mooy que ku xam El Hadj ci lan la ko xamee ci développement man El Hadj Diène depuis ba ma juddoo ba tey juddoo Yeumbeul yaroo Yeumbeul man développement lañ ma xamee man El Hadj Diène man ku ma xam sama charisme ci politique yàlla dafa def ni bi may yëngu ci association yi dëkk a jiite Asie ànd soqali Yeumbeul jóge fa formé mouvement Yeumbeul moo ñu ñor mu metti woon loolu nag ñu wéetoon si parce que ku ne xam ne Yeumbeul ni mu doon toxee dafa naa ni sama yaay yi toog fekkee nañ lépp jeunesse bi toog fekkee nañ lépp ñun Yeumbeul Sud dafa naa ni 96 lañ ko créé en 2014 lañ ma fal ma nekk conseil municipal c'est pas que parti politique ñoo ma ko fal sama askan bii toog tey ñoo ma ko fal ñi nga xam ni mooy jeunesse bi nga xam ni dañoo toppoon ci kaw El Hadj Diène El Hadj mi nga xam ni du jay askanam El Hadj Diène mi nga xam ni du nax askanam loolu moo ma waral fulla boobu moo wane sama diggante ak ñoom mu am loo xam ni dund naa ko ak ñoom ñu ànd volonté politiquement 2014 Massamba Gueye seet si ma muy suñ secrétaire général PDS bi mu ma seetsee defe naa ni ña ko yebal si man xam nañ may kan parce que li may wax ni muy ñun musuñoo woon sentir maire si commune bu Yeumbeul Sud man bokk na si sama acteur développement si li ma njëkk a yëngu muy lampe bu fi fayu woon man maa koy taal man maay dindi sama poste taal lampe bi dama ni mbokk yi dama bëgg ñu déglu li may wax bu baax parce que c'est très important parce que lu may wax ki ma si yaakaar yàlla suñu borom man du ma wax ngir nit du ma jay doomu aadama damay wax te yàlla tax awma lenn lu may tiit wala ma koy ragal li may wax nag concerné wul kii ka kooku man la concerné ak ñi ma àndal te ku yaakaar ni El Hadj Diène ginnaawam nii la El Hadj Diène dafa bokk si ëttu politique amul benn
potu lampe bu doon tàkk fii kan moo koy taal man maa mës a taal lampe fii Yeumbeul Sud depuis ba ñu créé 96 la ñu créé mairie ñeenti maire jaar na fi 2014 la ñu sentir ni sax peut-être éclairage mi ngi fiy ñëw te dinaa leen expliquer lan moo tax ñun dañu daan dund ay conséquences yu metti yoo xam ni man El Hadj Diène ma waroon liggéey topp sama liggéey yam sama liggéey toog suñu kër waaye defuma ko parce que dama xam ni nit bu fekkee yàlla de la sàkk ku nekk am nga gëm-gëm man sama gëm-gëm mooy ma bokk si ñi nga xam ne dañuy defar Sénégal ma bokk si ñi nga xam ne dañuy développer seen réew looloo taxoon ma volonté wu politiquement di yëngu si association yi ba yàlla tabbu ma conseil municipal bi ma ñoom Massamba Gueye seetsee dama leen wax waxu góor mooy que man wutuma si politique dara dugguma si politique dara man li ma ñor mooy sama commune bii di Yeumbeul Sud rawatina Kathia Basse parce que mooy sama baat ba tax na loolu lañ ma nawee ba dugal ma si liste conseil municipal en 2014 mbokk yi dama bëgg ngeen déglu ma ku ne xam na ne El Hadj Diène volonté politiquement bi mu amee diggante moom ak Bara Gaye mais ku ne xam na ni 2014 Bara Gaye mi ngi woon prison ñu tëj ñun bi ñuy defar suñu liste yërmande moo tax ñu dugaloon Bara Gaye si liste 2014 parce que la may wax du dañ ku koy weddi na ko weddi si média 2014 dañ ko yërëm boobu mi ngi si kaso ñun ñoo campagne lépp 2014 moo tax bu ñu taxawee naan Bara Gaye moo gagné 2014 Bara Gaye dafa àndoon ak ay alliés yu mel ni El Hadj Diène yu gëm seen bopp yoo xam ni kenn mënu leen fët kenn mënu leen jënd tey la neex ba ku ne taxaw di wax damay wax tey wax dafa jot il faut ma expliquer Sénégalais yi parce que xam nga lan la ñu mënatul comprendre fii si Sénégal mooy yor kanam goo xam ni la ngay wax yëpp mi ngi si ginnaaw dëgg alors que loolu dafay jeex man maa koy jeexal ba tax na biñ ma falee conseil municipal dama xool li nga xam ni sama diggante ak sama borom parce que nag gënuma fi kenn samay morom ñoo fi nekk ma dund ak waa quartier bi dund bu rafet nekk ak ñoom ñu ànd ak man gëm ma yóbbu ma si conseil municipal te nag ba ma fa demee wane wu ma fa ñàkk fayda parce que ku ne xam na ni conseil municipal amul salaire ñun indemnité maire la ñu am te indemnité yamay dégg yëpp si département de Pikine partout dans le Sénégal ñun ñoo si gën a yées si indemnité te kan moo koy dogal monsieur le maire Bara Gaye parce que musuma fàttaliku indemnité maire ma wax leen ko tey xam nga ñaata la ñu mus a am si 2014 jusqu'à maintenant 30 000 francs maanaam pendant années conseil bi rayante ko ba tabaski jot ñu yëkkati 30 000 francs jox la ko wala li gën a bëri mooy 40 000 man musuma lekk xaalisu politique. indemnité musul dugg sama gémmiñ man El Hadj parce que man damaa gëm sama dama am sama liggéey ña def politique métier man du man damay ñàkk di jëriñu man El Hadj damay ñàkk di jëriñu di dimbali sama population parce que jàpp ma ni politique métier la politique li ma passion la boo xam ni yàlla moo ma ko nattoo ma yàgg si depuis 2009 moo waral ma war a leeral askan bi tey li ñu fi toog tey bokk na si déclaration bi nga xam ne war naa ko def sama diggante ak Bara Gaye parce que ku xam Bara Gaye xam dayo si politique waaye damay wax ne boo gisee ma ni 2014 Bara Gaye gañewul élection man bokk naa si ñi jàpp 2014 bu baax boobu maa ngi yor sama oto lañ doon campagne maa doon sol carburant di ànd ak ñoom Massamba Gueye ba gagné élection 2014 boobu nag ak par rapport ak élection 2022 yi wuute na parce que élection locale bu 2014 conseil yi ñoo doon gisé la ma wax kenn du ko dindi conseil yi ñoo doon gisé bi ñu demee ba PDS gagné Bara Gaye dernier moment la génnee ne moom dafay jiite ñu bokk même liste ma nekk 10e position la mu nekk ma waroon ko nekk man mais man deretu góor mooy daw sama yaram man El Hadj Diène man du ma war ñu bëri jàppoon nañ ne Bara dafa war maas parce que jàpp na ni maas ba mu koy dugal ci conseil municipal yërmande moo taxoon mu génn kaso ne damay joganteeg maas jiite Yeumbeul man bañ ma si woowee man sama wax du ma ko nëpp man lu ne tegal nañ ma ko du ma jaay sama ngor parce que maas yàlla dañu boole woon si ngor njëkk teraanga mu ji ma ngor bëri na ay jigéen yoo xam ne tey mën naa citer benn banque bu ñuy wax Cofina man maa ko njëkk a indi Yeumbeul fii man ak Massamba Gueye moom mu bay si waaram man ma indi banque Cofina fii defal plus de 20 millions sama jigéen ñi toog tey mu metti woon loolu mais mu neexoon
nekkoon bànneex si man parce que li tax saa bu ma xëyee dinaa gis jigéen ñi di dem di dóori waar mu jaraloon ma parce que yëmbal fii nga xam ne dañ fi dëkkee muy quartier basse insécurité bu mag moo fi nekkoon moo waraloon doonuma tàyyi si lampe bu fay ma éclairage ko man lu ne sonn naa ko si éclairage yu yëmbal sud ba tax na gis nga ay nit bu ñuy ànd dañuy joxante cër 2022 bii nga xam ni dem nañ élection ku ne xam na El Hadj charisme politique am ku ne xam na El Hadj capacité politique am ku ne xam na El Hadj la ko politique jaral waaye nag man sama dëgg du ma ko ragal féete dafay xañ a wërsëg damaa àndoon ak Bara Gaye ba wan ko waa population yëmbal si wan ko Sénégal yëpp parce que dama jàpp ne ay nit bu ñuy ànd dañuy àndub nawle àndub góor parce que man dama jàpp ni képp ku ma àndal si àdduna ñuy dem si xare bokk benn yoon gaynde bu taxaw sama kanam ma effacé la man El Hadj Diène man loolu laa gëm moo waral tey yéen waa population yëmbal gis neen élection 2022 yi ni mu mujjee mooy que 90% man El Hadj maa ko liggéey 90% wu ndamu Yewwi Askan bi man maa ko liggéey waaye nag xam nga tey bu la yàlla defee ku ne xam na ni Bara Gaye 2014 amul base politique dafa am ay alliés yoo xam ni ñu mel ni man El Hadj jàmbaaru nekkoon jàmbaaru Bara Gaye waaye nag tey ji jàmbaaru yëmbal laa mësa toog mais dama foogoon ni sama ànd ak Bara Gaye àndub nawle la àndub góor pendant fukki at maa ngi ko ànd ak Bara Gaye fukki at du lu ndaw fukki at nga ànd ko ak nit musoo tàllal sa loxo ndomba tànku responsabilité man dem naa 2014 gagné élection locale mais ba ma waxee dama ni leen man soxlawuma adjoint soxlawuma dara parce que sama liggéey laa am man sama liggéey moo may dundal man lu may dundalee sama njaboot du politique moo ma koy may ñaka soxla nañ ko jël mais man soxlawuma ko xam lu ma ko soxla ndamu yëmbal parce que dama jàpp ni conseil municipal moom mooy Baye Fallu askan bi yéen tey jii yéen ñi fi toog ñëpp man maay seen Baye Fall man da ngeen ma yónni yéenay sama patron parce que conseil municipal amul salaire tey loi dani la bu fekkee dañ la tabb conseil municipal yow yaay représenté askan bi Yeumbeul Sud ñaata habitants la 120 000 habitants man na Bara Gaye nekkee élu noonu laa nekkee élu droit bi mu am droit boobu laa am man El Hadj Diène waaye wéeruma sama lépp ci politique parce que bu ma ko wéeroon du ñu gagné 2022 bii élection locale yi pourtant école Moussa Anta ñëpp xam nañ chaque élection man maa koy gagné Mamar Khari Moussa Anta Afia fépp man maa koy gagné parce que man maay gérer Moussa Anta ak Mamar Khari sama loxo la nekk man parce que population bi ñoo ma ko jox moo tax moom Bara Gaye liste 2022 yi man dama ne woon du ma bokk ci liste moom moo ma fekk sama ma toog jël sama carte d'identité ne élection yi dañ siy bokk mënoo si bañ a bokk ma ko koy sante parce que dafa nangu li yàlla dogal ba tax na saa waay bu ñuy ànd nañu ànd ci ngor dignité man mën naa ànd ak yow fukki at ak juróom benn tant que dévié woo ma wala wanoo ma lu tax ma bàyyi la duma la bàyyi moo tax mbokki yëmbal dama leen di xamal ni tey sama déclaration mooy bis ni ki tey bàyyi naa monsieur le maire Bara Gaye sama déclaration bis ni ki tey mooy yëmbal moo ma ñor Bara Gaye dañoo bokkoon benn yoon ñu waroon jubal boo xam ne dañ ci waxtaanoon ak askan bi parce que man duma jay nit ñu dem di jubal mu jàdd yoon ma ne ko fi nga jaar waroo fa jaar mu ne ma fii laay jaar parce que lan moo tax dafa jàpp ni moom boppam rek la gëmul kii ko Bara Gaye gëmul doomu yëmbal boppam la gëm mais dañ ko bëgg a xamal ni man El Hadj Diène damaa gëm sama bopp te yoon bi ma tracé fa ma ko tegoon mu jàdd man yoon boobu laay jubal man te moom dina si xam dara te dama bëgg a xam ni rendez-vous bi mooy lan ñu ngi jëm si élection législative Bara Gaye amul benn élection bu ma mës a ànd ak moom te gañewul fu ne gunge naa ko fa man lu ne sonn naa ko si politique man jaay naa sama alal finance ko ay jigéen ndax Bara Gaye man yàgg naa sagal Bara Gaye dafa jot xam nga li tax may leeral lii
tey bu ma deful woon conférence de presse bii tey ñu ne El Hadj bàyyi na Bara Gaye dinañ ne lan moo tax mu bàyyi Bara Gaye waaye nag dafa am loo xam ne bu fekkee da nga tax yàgg a taxaw défendre askan bi booy reculer da ngay woowaat askan bi nga ni leen raison bii moo tax ma bàyyi Bara Gaye. Bara Gaye man El Hadj Diène maa ni Bara Gaye du gor jaam la man maa ko wax Bara Gaye tekkiwul dara tekkiwul tey tekkiwul suba man laa la bu ma naratee ànd ak Bara Gaye si politique mooy bàyyi naa politique man ku ma ko gis. ba tax na maa ngi leen di xamal ni yéen mbokk yëmbal dama ni la élection yii di ñëw du yomb si Bara Gaye parce que xam la moo tax ñàkk na frère Bara Gaye ñàkk na xarit Bara Gaye ñàkk na doomu ndey Bara Gaye ñàkk na koo xam ne da ko sàggane woon te tey ji yéen ñii fi taxaw yëpp surtout yëmbal yi xam ngeen li ngeen doon li ma doon daj si Bara Gaye man dama volonté woo sama yaay man maa ko convaincu si Bara Gaye sama yaay kenn moo ko gën a bëgg Bara Gaye parce que li may daj si Bara moo tax tontu noonu sax il faut ma tontu la si pour seen yëmbal xam parce que defe naa ni am na mbir mu may nettali te am na ñu toogoon fi fekkee ko Amadou Hott moom mujjee ñëw man ministre intérieur recevoir na ma këram du ma tudd tur parce que bugguma tooñ pour convaincre ma naa bàyyi Bara Gaye ana ndaa cubb fekkee na ko il paraît ani soxna cubb ani Doora yoona ko fekkee woon ani Alioune Seye Junior mi ko fekkee woon laaj leen ma lan laa fa discours mooy man yéen gëmoo leen seen bopp parce que man damaa gëm sama bopp parce que Bara dama jàpp ni moom moo gëm yëmbal loolu laa jàppoon loolu laa ko tontu moom ministre de l'intérieur ma ni ko man gor laa du ma jàpp di ba boo yoree sa xaalis téye ko man xamul lu ma gëm yëmbal ma ni ko jour boobu laa wax ba yeey ko si ma ni ko da ngeen a foog ni yéen président Macky Sall ñàkk a fal pourtant commune yëmbal dañ si bokk mais c'est pas Bara pourquoi ngeen ni kale si li nga xam ni moom mooy li nga xam ni war na dem si Bara Gaye ñu koy kale parce que Bara Gaye moo nekk yëmbal bu leen fàtte ni population yëmbal dañ leen a sànni loon carte ma ni ko man munuma ànd ak keneen ku dul Bara parce que Bara laa gëm si politique parce que lu ma wax ñeme naa ko si dellu xanaa foofu la transhumé waroon njëkke pourtant moo nekkoon kaaraange réew moo yoroon kaaraange réew ñii duñ ma bàyyi fen ba mu fay jógee discours bu pertinence laa fa def mooy la ma fa doon kaas mooy ndox mii ñu aménagé nañ ñu ko dindi depuis 2005 la indoon loolu laa fa doon kaas mais du sama intérêt boobu ministre Amadou Hott musuma ko gis yàlla xam na musuma toog ak moom te musuma sàkku pour toog ak moom musuma yónni nit si moom xam ma lu ma gëm man sama yoon bi ma tracé dama koy egg comme Bara Gaye capacité bi mu am ba jiite mairie yëmbal man yoon boobu laay xuus ma parce que xamal la moo tax ma xamal la lenn diggante 2014 jusqu'à 2022 est-ce que xam nga ni man sama moyen bopp laay politiquer Bara musuma jox ñaar dërëm gis nga éclairage public bii nga gis tey ma yàgg ko politiquer ne Bara moo ko taal ñu dégloo dama taxaw yàgg a xeex éclairage public bu yëmbal bokk na sawaay loolu du ma si tontu parce que xam nga la moo du ma si tontu xam nga du ma si tontu xam nga du ma si tontu man sama yoon laa gëm mouvement yëmbal moo ñu ñor laa jiite yaa may dégg